benn waxtu ci télévision Futur Média ba teg juróom-ñaari simili mbokk yi asalaamaaleykum di jégalu bu baax a baax ci tardé bi xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci démb ci bésub dimanche Sénégal wàññi ñetti nit ñu faatu ci jàngoroy coronavirus ci altine tey jile nag am na lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ci ay ñu amee jàngoro bi ñu bees fukk ak ñett yi cas communautaire la ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nag sonn nañu ba nekk Sowétas beneen ponk ci mbas mi ñuy dund état d'urgence ndax dañ koy yokku loi bi buñ ci sukkandikoo ñaari fan ci weeru sulet la yëf yi di jeex yan dogal la ñu war a xaarandi ci njiitu réew mi Macky Sall dinañ ci ànd ci kanam ak jàngatu Coro Mbaar Ndiaye ñu delluwaat ca plage bu IPRES nekk fële ca Mbaaw ginnaaw ba fa benn nit labee ba ñàkk bakkanam préfet bu Pikine moom tere na képp ku fay sangooti foofule waaye bañ fa doxantoo dafa mel ni dogal boobule kenn wàccoowul ak moom. wàllum yoon am ay jafe-jafe ba léegi ak SYTJUST syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllum justice décrété ñetti fanu grève muy seenu ñetteelu semaine bu toppalante buñ koy def ña ca bokk bëgg ñu respecté accords yi ñu xaatimoon ci atum 2008 beneen ponk ci xibaar yi Kaolack ay nit yu dëkk foofule ñoom xamuñu ban quartier la ñu bokk wala ñan ñooy seenu délégué mu di lu ñuy dund ay at a ngi ni dañoo amalub rassemblement ngir fexe ba kilifa yi réew mi gestu leen ci seen jafe-jafe yooyu le ci wàllum tàggat yaram am na syndicat bu taxaw mi ngi ëmb entraîneur football yi week-end bi la mu di am mbootaay bu bootu ci CNTS mu fas yéene kon xeex lépp luy àq ak yelleefu ña ca bokk Badara Sarr nekkoon coach bu Casa Sport moom la ñu tabb mu nekk secrétaire général loolu lépp tënk la mbokk yi ne suuti ñu yaatal asalaamaaleykum démb Sénégal wàññi na ñetti nit yu faatu ci mbas mi ñuy dund ba jamono ji nag bañ dalee wàññi ba léegi ñi faatu ñëpp toll nañu ci téeméer ak juróom-ñett ci altine gi am na téeméer ak fukk ak ñaar ci ay nit yu amee jàngoro boobule fukk ak ñett yi ay cas communautaire la diggante Dakar Rufisque Kaolack ak Touba am na ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay malade yu sonn loolu ba nekk Sowétas jamono ji xayma tey ji docteur Mamadou Ndiaye lañ ci àndal moom mooy directeur de la prévention ci ministère de la santé. juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test yi ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas ñu jaxasoo woon ak doomu jàngoro bi ñoo ci positif ak fukk ak ñett cas communautaire ñi may waaj a lim nii Colobane am na ci ñaar Rufisque am na ñaar Touba am na ñaar Cité Cyprès am na benn Dalifort benn Kër Massar benn Kaolack benn Mbao benn Nord Foire benn Plateau benn juróom fukk si ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey ñaar fukk ak juróom-ñaari cas ñu sonn ñu ngi ci service réanimation hôpital yi ñett malade ñàkk nañu seeni bakkan ci bésu démb dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci bés bu njëkk bi cas yi commencé ci Sénégal jot nañu wàññi fii juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti cas ñi nga xam ne jot nañu doomu jàngoro yi ñeenti junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak benn wér nañ ci téeméer ak juróom-ñett jot nañu ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci Covid-19 boobule ak Kaolack mi wàññi ñaari nit yi ci faatu mu di guléet ba yëf yi tàmbalee ba léegi ku njëkk ka ab paa la ñu ne bu toll ci juróom-ñetti fukki at ak ñaar ñàkkee bakkanam ci benn clinique privée ka ca topp làqoon juróom-benn fukki at ak ñaar ñu ko doon saytu wér-gu-yaram foofu ca hôpital régional ba fa ñu wax ci leneen état d'urgence bi ñu fi taxawal ci dëkk bi xam ngeen ni mbas mi moom moo ko waral te yokk nañ ko sax nag ñaari yoon njiitu
njiitu réew mi Macky Sall li ñuy xaar ci moom ndax dafay jëlaat beneenu dogal buy yokkaat état d'urgence boobule ndax fi mbas mi toll jamono ji ak bakken yi wëy di rot ak nit ñi wëy di wàllante ba léegi lu mu ci mënti doon daal ñaari fan ci weeru sulet dafa mel ni lépp luñ jëloon ci ay dogal booy xool ci loi bi lépp dañ ko war a nuyu la Coro Mbaar Ndiaye moo ñu ci defal ab jàngat. 8 heures maanaam ñaari fan dogal yi ñu jëloon yépp ci wàññi liberté doomi aadama yi dafay daal di jeex état d'urgence bi président Macky Sall décrété woon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars moo fi yem moom mile constitution bi may na ko mu jëlaat beneen état d'urgence bu fekkee ni li ko waraloon di mbas mi deltuwul gannaaw waaye nag fi mu toll nii ay laaj yu bari di sampu ana lan lay wax ngir dalal xelu askan wi nga xamante ni laata rek ñoo jëm ci ay coppite génnoon nañu ci mbedd yi ngir ñaawlu tëju bi ñu tëju woon ak nekkin bu metti boo xamante ne ñu ngi ci woon loolu sax tax couvre-feu bi dem ci 23h ba 5h du matin yooyu la ci ay manifesté bu ñu fàttalikoo taxoon na lu tolloog ñaari téeméeri ndaw ñu teg leen loxo moom président Macky Sall ngir rek moytu woon lépp lu jëm ci wàllu chaos social taxoon ñu andi ay mesures jëm ci assouplir yenn ci ay dogal yoo xamante ni jëloon nañu ko maanaam gën koo woyofal fi ñu toll nii tembe lu ëpp ñaari junni doomi aadama coronavirus tëral leen ci lalu l'hôpital yi lu ëpp téeméeri nit ñàkk ci seen bakkan file ci Sénégal mu mel ni nag bi ñu xoolaatee mesures yi jëm ci yolomal ko ak léegi mbas mi tànku kanam rek la am fii ci Sénégal ana yan pexe lañu war a teg ngir saafara lan le président Macky Sall war a wax askan wi ak lu ci mën a am moom mile ñu ngi koy xaar ci mbir mi bu baax a baax. jërëjëf Coro Mbaar Ndiaye ndimbal nag dafay bàyyeekoo fu nekk di jàppale njaboot yi rawatina ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci li ñuy dund ak jàngoro bi ca Pout ca misaal ña fay yeewoo ñoom ñëpp bootu nañu ci ginnaaw imam ratib ba nekk foofule ba dajale koppar gu takku toll ci 4 millions ak ay dund fas yéene ko seddal askan wi foofule moom imam bi nag di ñaax bépp sénégalais bu ko defagul ñu doori di dimbali seeni morom ñi ci nekk moom ñu koy wëyal reportage Diop say laatiya te seen biir jàppal ma jàpp ngir xeex feebar bi di coronavirus loolee tax ay imam ay délégué de quartier ay fonctionnaire juddoo fii ci Pout boole li ñu am dajale ko jagleel ko néew doole yi nga xamante ñi ngi fii ci diwaanu Pout te mbas mi laal leen. waa Pout ñooñu uyu si mboolem ko ñu uyu si nag fekk si ñu yëkk si alal jox ñu ko ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ñëpp jàpp nañ ci wax dëkk yëpp jàpp nañ ci parce que demoon nañ ba àgg si 4 millions 200 yu nit ñi jox bokkul ak daara yi. wax dëgg yàlla maire tam jàpp na ci parce que jox nañu 15 tonnes ñu boole ko ci ceeb ñu boole ko ci ak li ñu am xaalis boobu ñu amoon nag ñu jënd ci ay diwlin jënd ci suukar ci 4 millions yooyu ba mu toll ci 520 ménages yooyu la. alxuraan waxoon na ko lu jiitu lu mënti xew si dund ngeen di dund na ngeen dimbalante rawatina nag bu dara tàkkee fitna amee feebar amee wala coono métti am maanaam bekkoor am nañu yàlla subhanahu wa taala baaxe ñooñu leen dimbali ñu ci des loolu nag waa Pout def nañ ko wallaahi maa nga xamal ni waa Pout def nañu loo xam ne ñun jortuwuñu leen sax du am. Assane Samb moom gis ni jamono yi askan wi ñëpp war a jóg taxaw lépp lu waa kër docteur santaane de ñu def ko ngir xeex jàngoro ji. mais duñu fi yem dañuy continuer combat bi waat suñu population sur les gestes barrières ñu gën ko respecter mooy masque yi di laal saabu yeeg yooyu di gëm ni feer ba te ñu ngi fii. mi ngi wax nag askan wi ku ci nekk digal yi nañu ko topp te ñu xam ne doomu jàngoro ji mu ngi suñu biir te bu ñu ko sàgganee dina fi defi njombe. ñu dellu si Ndakaaru jàll ci beneen ponk ci xibaar yi muy tefes bu IPRES Mbao foofu nag préfet bu Pikine moom moo jël dogal ne bu fa kenn ñëwati di sangu ginnaaw ba benn nit ñàkkee bakkanam foofule dafa laboon suñuy ndaw ya ñu teewal ca banlieue bu Ndakaaru doxantu nañu foofule ay waxtu ginnaaw njombe bi am foofule waaye dafa mel ni askan wi ñu ca bëri wàccoowuñu ak tere boobule bàyyeekoo ci préfet bu Pikine dañ ci ànd reportage ak Salif Sow ak Asmalik Diop.
xale ci géej gi la ñàkkee bakkanam vacancier la woon Mbuur la jóge woon da doon sangu lap lañ ñu nettali. tey il paraît que am na benn boy bu fi gaañu quoi waaw mais dëkk fi dégg naa Mbuur la dëkk quoi. waaw sànq rek maa ngi fi dégg benn cas de noyade. Kara dafay sangu dafay it tàggatu te ngéej la jógee ñëw fii nee na tàngaay bi moo ko dàkk mu ñëw ba fii ngir féexlu si waaye dégg yu muy dégg ne am na ñuy lap fii ci géej gi nekkul loo xamante ni moom tiital na ko. non tiituñu si loolu nag de billaay waaye moom an foog ma ñëw géej quoi man Tëngéej laa dëkk quoi ba sama gars yi ñoo ànd sax gars yi gis nga ñuy football nii. mesures yi ñu war a jël bëri na mais xam nga rek ñun ñoo xool fi ñu war a yem rek waaw noonu la demee. géej gi dañ fiy aaye ku fiy sangoo moo tax amut kenn koo xamante ni maître nageur la bu fiy ñëw géej gi tamit amut ki nga xamante ni di surveiller plage yi ñi nga xamante ni duñ ay maître nageur waaye dañuy taxaw di saytu kaaraange gi tumaranke na fa tamit. xaw na doy waar na parce que fii luy problème bi mooy géej gi dafa libre trop amul maître nageur amu fi gisuñu fi sapeur sécurité daal amu fi quoi lu ci ëpp sécurité amu fi quoi. parce que dañoo war a am ay maître nageur war a am gars yi di respecter quelque kii mais nag bon. fii moom Sénégal la mooy loolu. ci seen wàllu wayjur yi ba leen tàllalee micro bi TFM bi nee nañu ñoom moonte ñu ngi bàyyi xel xale yi waaye léeg-léeg gune yi dañuy rëcc. dama ñëwoon ànd ak boy yi waaw distraire leen tuuti rek parce que tëju bi dafa métti. non li été la rek il faut ñu bàyyi xale yi temps bi lañ si am quoi barewul ñu foo après ñu duggaat si leneen continuer jàng meex yooyu. non ànduma gel waaw sama gars yi laa àndal ñëw fii pour jël air. waaw ay ñoom Mor ñoom Daouda. ndaje la ñu aaye la ci guddib coronavirus gi ñu nekkee nii waaye ci plage Gilet mel na ne ñoom jamonoy tàngaay bi ak it lu ñu am ci limu million élèves moo tax ba day fees bay tuuru du li kenn mën lu bëri jamono ji. Salif Sow SYTJUST mooy syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllum yoon ñoom nag dugg nañ ci seenub ñetteelu semaine u grève ñu tegle ko sax tey jile ñu ne ñetti fan la ñuy toogaat duñu liggéey muy altine àllarba ak talaata tey ji lañ ko doon ñoom syndicat yi bokk na ci gën a yitteel mooy seenub ministre mu daal di wàccoog protocole d'accord ba ñu xaatimoon ci atum 2018 ñu ne boobu ba léegi ñu ngi xaar ca Kaolack lu jafe la ay askan di dund ay junni sax nag ci ñoom ndax ñu ci bëri nee na ñu xamuñu ban quartier la ñu bokk xamuñu it kan mooy seen délégué de quartier loolee di jafe rawatina bu ñu bëggee ut ab këyit mu di ay ndaw wala ay notable ñoom ñëpp nag daje nañu woo kilifa yi nekk foofulee ñu gestu seenu jafe-jafe boobu la utal leen cib saafara Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo ñu teewal ca Kaolack. ñu ne xamatuñu ban délégué de quartier la ñu mën a waxal ak ban quartier la ñu bokk exactement askan wi li dëkk diggante kon Sam Touba Ndorong Darou Salaam ne dañu réer mer fépp fu ñu dem ñu ne leen du fii tax nag ñu daje ne nag jot na ñu am seen propre quartier officiel am seen délégué bu ñu tànnal seeni bopp. pour mu gudd mu gàtt ñun xamuñ fan lañ bokk suñ demee Sam ñu ne bokku leen Sam te pourtant am nañ dañ fa daan servir ñu ne bokku leen fi ñu dem Ndorong ñu ne bokku leen Ndorong. Médina la même chose léegi nag ñu ne dafa jot na ñun jeunesse bi ak ñi ko jot a jot yëpp ñu taxaw pour am un chef de quartier. ñu ne nag situation bi ni mel coono képp la leen di jural ndax en cas d'urgence wala bokk ñu nekk ci ay coono duñu am kenn ku leen mën a représenter. depuis 92 ba léegi am na ñu ma mag ñuy dund loolu ba kañ jëmee ko ba kañ ak kañ lay jeex léegi nag loolu la ñuy bëgg na nar jeex par A ou B nañ ko fi jëlee mu jeex am suñu délégué quartier boo xam ne moo ñu fiy représenté. fi ñu ne ñoom Sam lañ bokk te bokkuñ fa su boobaa fi ñu délimité ñu dem ci kooku ne kii mooy suñu chef de quartier. ci benn cours école kon lañu daje mag ak ndaw góor ak jigéen ngir mën a dàkkal situation bi ni mel. ay notable ñoo fi nekk fii ay notable ay kàngam ñoo fi nekk ay kilifa yu mag ñoo nekk fii kon nag jot na monsieur le maire dégg suñu anam yéegal ko ba ci président de la république moom son excellence Macky Sall xam na tey résultat bi ko Daaru Salaam jural parce que mu dimbali ci liñ bëgg nii. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey coono bii de ñu ngi koy dund ay ati at jot nañ ci jokkook préfet yeeg autorité municipale yi waaye ba tey amul benn réaction bu ci andi saafara. beneen diwaan beneen jafe-jafe dee ji mi ngi nekk ca département bu Bakel foofule askan wi seeni diwaan dafa ruqe loolu amuñu courant te yamu ca ñu ne nag ku fa amee jàngoro buñ la bëggee rawale dafay nekk lu jafe amuñu ambulance ay soxna yu bëri it bu ñuy mucc daanaka lampe pétrole la ñuy jëfandikoo foofule askan wa dajaloo it wax seenu jafe-jafe boobule Moussa Oumar Gueye.
dëkk bi ñu naan Déji mu ngi ci commune bu Baalu nekk ci département bu Bakel ñoom nag bu nawet tawee ngir yegg fa wala ngir jóge fa génn dafay jafe lool ndaxte ndox mi da koy wër ba tax nag askan wi ba daal di recruter benn maîtresse sage-femme daal di ko def ci poste de santé bi nga xam ne ñoom ñoo ko tabaxal seen bopp ngir wottandiku lenn ci ndeetal soxna yi bu ñu demee bay mucc wala ndeetal tout tànk yi Déji askan wi daal di génn amal waxtaan wu yaatu bëgg nag ñi nga xam ne ñoo toogal nguur daal di indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkuwanteel. Macky Sall xam na lu ñuy wax parce que ñëw na ba fii fu mu taxaw fii la toogoon bi mu ñëwee bi mu doon seet fii la taxaw donc nag xam nga lu ñuy wax yëpp xam na ko jimbe la ñu doon fajoo bu amee malade ci biir nawet bi docteur bii di mun a ñëw malade bii di mun a dem ñu ne léegi loolu mënul nekk ñu jël infirmier bi ñeenti at suñu immigré bi ñoo koy fay weer bu nekk ñeenti at fii ak jimbi 5 kilomètres la rang-rang bi foofu la romb courant bi foofu la romb te pourtant diggante fii ak rang-rang bi ñaari kilomètres kese la courant bi ak fi mu nekk Déji fii ñaari kilo kese la donc lu ñu bëgg a wax Macky Sall nañu dimbali gis ngeen poste de santé bi immigré yi ñoo def lépp lu nekk foofu lépp ñoo koy def. bëgg nañu nguur gi gestu indi leen ambulance rawatina lu jëm ci wàllu bi yoon bi ñu defaral leen ko am na xur yu mag yu nekk ci yoon wi waaye itim ba tey dëkk bi amul courant. Déji nekk benn dëkk boo xam ne bañ ko sosee boobu ak négéni si toll na téeméeri at benn xarnu ak lu toll ci juróom-ñett fukki at chef de village biñ fa fekk Mamadou Malick Ba am na lu toll ci juróom-ñett fukki at moom nag mi ngi ñaawlu gannaaw ñaari salle de classe yi nga xam ne moom la fa nguur gi def école bi askan wi ñoom ñoo ko clôturé ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi ak kii di maîtresse sage-femme bi askan wi ñoo leen tabaxal fañ dëkk waaye itim ba tey poste de santé bi askan wi moo ko tabaxal boppam. ñu dem ca diwaanu Ndar ak ay kàddu Mansour Faye di maire ba moom nag nee na dafa bëgg muy leer lépp loo xamante ne ci taarixu diwaan boobu la bokk duñ ci soppi dara duñ ci dindi dara loolee ginnaaw coow lu rëy a rëy lii fa ay mbir jur lu ci mel ni statut bu Faidherbe ba ñu bëri nekk foofule lu ci mel ni ay kilifa diine cosaan ak aada ne dañ ko war a dindi yoon yi it ñu soppi seeni tur jox ko ñi nekk fii ci diwaan bi waaye duñ ko jox ñii di ay colonisateur maanaam ñi fi nekkoon tubaab yi moom Mansour Faye mu yëkkati kàddu yooyu le ci jamono ju mu doon séddale lu toll ci junni pël mbalit foofu le askan wi Mansour Faye maire bu Ndar ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Ndar dafa am histoire dafa am passé fii ñu toll île bi yaakaar naa ni bâtiment yi fi nekk bi ci ëpp histoire moo ko fi indi suñu demee suñu pont bële histoire moo ko fi indi. donc dëkk bu am histoire day nangu dunduk histoire am parce que daf koy enrichir donc ci loolu dama bëgg a ne ñuy dalal seen xel ci yenn wax yoo xam ne du suñuy priorité man sama priorité ak priorité maanaam conseil municipal mooy fexe conserver non seulement histoire Ndar mais fexe ba Ndar développer loolu muy priorité. du leneen lu dul priorité du yëngatu du wax ay wax yoo xam ne amul solo amul utilité amul benn njëriñ donc boo amee sa histoire da ngay nangu sa histoire la nga assumer ko. commandant zone militaire numéro 6 bu Kolda moom nag door na édition bu njëkk tàggat ay militaire ci conduite automobile maanaam dawal oto ay soldats bokk ci contingent 2018-2 ñoom ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett ci diirub ñaari weer nag ñu ne dinañ tàggatu ci mbir moomu lépp loolu bokk ci ay mbir yu bëri wala ay pexe yu bëri yu état-major général des armées taxawal fii ci Sénégal Abdoulaye Diallo. ngir gën a ñoŋal dundinu takk der yi tey dëgëral seeni liggéey ñi ngànk wàllu l'armée bi ñoo tàmbalee tàggat ay soldats yi ñu engagé tàggat leen ci métier wu dawal oto ñu toll ci juróom-ñaari fukk ak juróom-ñett ñu fas yéene leen tàggat ci diiru ñaari weer. Pour me lancer au nom du général chef d'état-major général des armées tàggat bi ñuy def jégleel ko contingent soldats yu engagé contingent 2018-2 pour ñu utal leen permis de conduire tàggat boo xam si mën naa wax ni guléet la mu am si armée sénégalaise mu bokk si yeneen matukaay yu état-major général des armées jël pour fësal yéeneem bi mu am pour ñoŋal pour yokk
anam yi soldats yi di dëkkee ci cantonnement yi anam yi ñuy defee seen liggéey ak tamit di dëgëral seen gëm-gëm bi ñu am pour toog ci armée bi liggéeyal Sénégal te di gis seen bopp. bile pexe dafa bokk ak yeneen yi waay l'armée bi fas yéene jëfee ngir dooleel seeni liggéey. on peut citer. ci yooyu yëpp mën nañ ci lim bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel dem ak dikk soldat yi te mu doon ab bis bu bees tàkk ñoo ngi fiy tabax benn bibliothèque ci wàllu ñam yi tamit am na lu ci yokku te ñu ngi fiy tabax yeneen néeg ngir yokk daluwaay soldat yi. des capacités d'accueil. ñoo ngi fas yéene gën a dooleel soldat yi bokk ci kuréel officier yi ak i président de catégorie tamit ñu fexe ni soldat yi mën a jot ci seeni këru bopp loolu yépp nee nañu ngir gën a rafetal liggéey ak i dundinu soldat yu l'armée Sénégal la. benn ponk tàggat yaram ci xibaar yi syndicat bi ëmb entraîneur football yi taxawal nañ ko week-end bile weesu ñu ngi bootu ci CNTS mu di ab xalaat boo xam ne techniciens yeeg fédération sénégalaise de football ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax fas yéene sàmm lépp luy àq ak yelleefu entraîneur yooyu le ancien coach bu Casa Sport Badara Sarr moom la ñu fal mu nekk secrétaire général ginnaaw assemblée générale ba fa amoon dañ ciy déglu Mayacine Mar moom mooy directeur technique national bu fédération bi ak Cheikh Gueye bokk ci ñi sos syndicat boobule ci micro Mamadou Ndiaye. bis la boo xamante ni mën nañu wax ni bis bu historique la mais comme ni ma ko waxoon ci nasaraan laa koy wax ci wolof rek initiateur bi wala les initiateurs du kenn ku dul entraîneur yëpp yi nga xamante ni noonu nekk ci Sénégal ndaxte c'est vrai que ni ñun dañ defoon benn collectif des entraîneurs du football du Sénégal pour di waxtaan ci affaire wàllu entraîneur kaddu googu juddu si mais buñ fàtte aussi que ni kaddu googu di syndicat yàgg na depuis football du Sénégal am muy am peut-être ña ko bëggoon def réussiruñ ko woon ak ay raisons yi tax réussiruñ ko woon mais bi ñu jegee ñun suñu bopp waxtaan jegee ñi nga xamante ni aussi muy ay mag yu fi nekk bëggoon nañ ko def mënta nekk ñoom am na ay xalaat yoo xamante ni jël nañ ko si ñoom ba yàlla def tey jii li nga xamante ni mu antu mais comme ni ma ko waxoon laa koy waxee rek initiateur wala les initiateurs tey il faut ñu wax mooy entraîneurs yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo nekk fii si Sénégal. xam ne loolu lu normal la lu tegu ci yoon la parce que en fait am nañu droit bi am nañu sañ-sañ bi n'est-ce pas également aussi organiser wu maanaam comme nekk nañu ay entraîneur te mu nekk métier boo xam ne nit ki daf ciy suturlu effectivement am nañu sañ-sañu xool mettre en place li ñuy wax un syndicat loolu moo waral seen ndaje bi fii n'est-ce pas man ma ñëw nag représenter effectivement fédération sénégalaise de football représenter maître Augustin Senghor ak membre comité exécutif bi ci li nga xam ne effectivement mooy li ñuy sumb ñoom mu nekk lu nga xam ne fédération rafetlu ko na ko vraiment ci initiative bi te it di leen encourager vraiment ci loolu. ñu soobu ci li yëglekaay yi xëy altine gi dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. li yéene kaay yi xëy altine tey jii dana koy tàmbale ak observateur mi gis ne lu jëm ci yokkaat diirëb loi d'habilitation état d'urgence bi président Macky Sall mu ngi ci xiini mii ni yéene kaay bi bu groupe Futurs Médias ne moom jiitu réew mi dina sax janook askan wi yëkkati kàddu ci njëlbeenu weeru sulet bii nu dëgmal ñaari fan ya ca lay doon vox populi moom daanaka jëli la ne ca xelam moom président Sall ndax yéene kaay bi xamle na ne dina yokk état d'urgence bi ak couvre-feu bi ci gàttal mboole mesure d'exception yëpp gën caa gàtt weer weneen li waral nag yokk yeeg laalaat yëpp nag mooy mbas mi dugg ci réew mi xalifa bu tedd bi ca Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour ba tey ci vox populi jàpp ne état bi ci xeex bi daf caa démissionné ca nag kilifa du démissionné wàccee loxo ci jamonoy musiba gu yoot askanam Serigne bi ne état bi dafa war a wax dëgg askan wi maanaam feebar bi garab amu ca moytu rek sàmm rek wala faatu rek ci les échos kilifa gi di ci baamtuwaat gis-gisam démissionné kilifa yi weesuwul mu ne naan nit ña dund leen ak virus bi déconfinement bi muy laaj lu confinement doon jariñ su dee yëf yi ci jamono yi mu gën a takkarnaase lañu sàkku ci askan wi ñu génnaat loo bépp taxawaay nag ak gis-gis bu Serigne Babacar Sy Mansour moo waral Sud Quotidien xëy wane ko moom ku tedd kii mu wetoog ministre Abdoulaye Diouf Sarr Sud Quotidien ne xalifa ba mu ngay xutba état bu Sénégal lu jëm ci wàllu kër docteur nag ak xeex bee coronavirus ak it dépisté cas contact yi le quotidien ne état bi ma ngay jeex beneen xeetu tëralin docteur Malick Diop bu AFP ba tey ci le quotidien ne tëralin wi gën benn bi rek mooy confinement jamono yi mbas bi yóbboo fit yëpp nag ndeke coowal suuf mu ngi ne kur ci réew mi ci dëkki kaw yi rawatina
Libération xëy tuddee mbir mi non sax gàcce ga yéenekaay bi ñëwaat ci li lalu ci suufas 300 hectares yu nu baaxee kër gi di Sédiment donte Libération gis na ne gindikook saafara mu ngi xeeñ ci boobee coow kuñ naan Charles Haddad moom ñu ne 200 hectares suuf ca la jot bu nuppi di dampe wala bëgg a dampe baykat ya ku ci ne 4 junni Simon du Sahel moom yéenekaay bi ne ginnaaw ba mu jotee ci 200 hectares ca forêt classée bu Bandia dañu fa gasab canal di kàmb gu xóot ca gudd ba faf rey fay jur yéenekaay bi di lii quotidien moom xëy séq waxtaan wu yaa ak Bassirou Diomaye Faye di coordonnateur des cadres bu Pastef muy ñëwaat ci mbirum suufa Sindiali ci gàttal dafa jàpp ne Babacar Ngom dafay wéeru ci jegenteem ak président Macky Sall ngir akimoo suufas baykat yi ministre Seydou Gueye moom di weddi tuuma ci yéenekaay bi di Le Soleil lu jëm ci coowal saax-saaxeem suufas tefesu géej ak Ndakaaru gi ak ñi ne loxo yi ñu jege président de Tchad ne dara amu ca mu ne weddi gee ki leeral moom ministre Seydou Gueye mu ngi ci yéenekaay bu an keneen kuy weddi ak a leeral Jean-Paul Dias njiital BCG mi ñu tudd ci càkkutee fag yoon daganalal kopp terrain ci Les Échos moom monsieur Dias ne dara amu ca terrain bi ñuy wax mu ne mu ngi ne ci corniche ouest bi ci Ndakaaru booy tolloog Fann Mermoz def na càkkuteef naam ngir jot ca waaye mu ne dub régularisation la bëgg marché Sandaga moom taax mu mag ma jëmmal boobee marché laas ne ajjuma lañu koy daaneel la ci kilifa yi jublu nag mooy tabaxaat ca bërëb ba marché bu méngoog jamono marché buy sàmmal ña fay jaayeek seeni client seen kaaraange ak seen wér-gu-yaram waaye boobee mbébét nag du ñëpp ci ànd am nay commerçant yu taxaw fippu lañu bëgg mooy anam yenn yi teew laata yëkkati gi laas ne kilifa gu tedd gi ca Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom ànd na ci mbébét ak yeesal gi ca woolu na ñaari wàll yi séq boobee réero La Tribune moom bateau turki bi Senelec loué gaare ko ci waaxi Ndakaaru yi ngir toggam courant la xëyee dib centrale électrique turque ñu ne su weesoo koppar yu bari yi mu nu jural am na lu ca yoot askan wi ci wàllu jafe-jafe wér-gu-yaram ay jafe-jafe noy ak feebaru xol ak yeneen wàllu yoon waa Grand Place xëyee mbiram boo muk soxna si di Binta Camara ca Tamba ci yéenekaay bi Papa Aline Fall mi ñu toppee boom gi di xamal ëttu àtte bi ne yëf yi du boom waaye accident bu jur bakkan la fitna moo yeewu seen diggante jàppante am mu ne mu boom ak soxna si ci la daanu ca lal ba jiital bopp ba deret ji sotti lu ci mën di am yéenekaay bi xamal nanu ne ñaari fan ci weeru sulet wi ñu dëgmal la dogal ab àtte bi enquête yéenekaay moom la mu xëy def ca gëstu tey mooy ñàkk xajuwante ci wàlluk diine gi mu gis ne mu ngi màgg ndànk-ndànk ci réew mi ak it ay kilifa yu diine yu ñuy ñàkkee worma ak saaga naka noonu lankal ñenn ñi seenub rob ak ay dérapage ci plateau télé yi socio-anthropologue bi des religions di Papa Serigne Sylla moom gis na daanaka ne xajuwante gi mu ngi sukuraat Oustaz Alioune Sall ba tey ak yéenekaay bi dafa jàpp ne moom plateau télé yi ak débat yi lañu war a xoolaat naka noonu ñenn cay invité waaye it ña leen di invité maanaam animateurs yi RFM moom juumul ci daa invité saa su ne kii di docteur Aloyse Waly Diouf ndax enquête xëy na dinu ko nataal njàmbaar ga ay jaar-jaaram mandarga yemu baax ca ministère de la santé yéenekaay bi duppe ko serviteur de toutes les causes moom Aloyse Waly Diouf jamonoy pal geeg poste yeneen la mu ciy rëccu rek mu ne mooy li yaayam fekkewul lépp ñu ngi koy ñaanal yoonu lerange ak ndam. jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant leen yéen tam ci ànd beeg télévision Futurs Médias 19h30 incha allah rédaction bi jox leen daje ngir yeneen xibaar fii rek boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm.